jërë ngeen jëf mbokki internet sans limite sen.com daleen ak jàmm ci seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fas ci xibaar yi. coronavirus fii ci Sénégal 74 nouveaux cas positifs la ñu am tey ci talaata bi fukki fan ak juróom benn ci weeru juin 64 cas contact suivi 10 cas communautaires. Niki démb itam le Sénégal enregistré 6 nouveaux cas de décès liés à la Covid-19. Cheikh Yérim Seck nekk taskatu xibaar la ñu defeere fële ca parquet bi ginnaaw rek ba mu defee ay révélation ci affaire Batiplus. lu yees itam am na ci mbiru Thione Seck ak ay faux billets ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy layal nag ñu ngi yuuxoo ne ki nga xamante ne seen client ab victime mu complot la. mbokk internet yi nees ki sañu jukki leen xibaar yi comme leen ko waxee woon ca njalbeen ba dañuy tàmbali xibaar yi nag ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal tey ci talaata bi fukki fan ak juróom benn ci weeru juin ci 999 tests yu ñu amal 74 ñoo ci ñëw positif soit un taux de positivité de 7,40%. cas positif yi nag ni la tëddee mooy rek 64 cas contact suivis 10 cas issus de la transmission communautaire sant yu ñu ko gis nag di Point E am ñaar, HLM Grand Yoff am benn, Yëmbal ak Rufisque ak Diourbel am bu ci nekk am benn, Touba am ñeent ñu amaat nag lu tollook ci 101 patients ñu hospitalisé ñu mujj leen nag contrôlé négatif et déclaré guéri 22 cas graves yi nga xamante ne ni ñu ngi leen di prendre en charge fële ci service réanimation ak 6 nouveaux cas de décès liés à la Covid-19 ñu amal ko nag démb ci altine bi fukki fan ak juróom ci weeru juin. donc nag à ce jour ñu am lu tollook 5247 cas ñu déclaré positif dont 3525 cas guéris 70 décès maanaam 70 yu génn àdduna ak 1651 patients sous traitement. dañuy desandi ba tey ci mbiru coronavirus fële ca palais présidentiel amatina benn cas boo xamante ne nii dafa am li nga xamante ne mooy jàngoro yu Covid-19 ginnaaw ba nga xamee rek ab gendarme garde présidentielle moom la ñu testé woon positif à la Covid-19 ab chauffeuru palais ba nag moom it laale na ak jàngoro joojule chauffeur boobu nag ñu ngi ñuy xamal ni ñaari soxna la am waaye nag ki ko wàll di benn ci ay xaritam ba tax na tey jii rek mu ngi tëdd ci lalu ko hôpitalam. bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck nekk ab taskati xibaar mujj nañ ko defeere fële ca parquet ba tey ci talaata bi ci boori 10 heures. li sabab nag ñu yóbbu ko fële ca parquet bu Ndakaaru mooy rek ni dafa defoon ay révélation dans l'affaire Batiplus. Cheikh Yérim Seck nag dinañ ko mujj jébbal ki nga xamante ne moom mooy procureur de la République ci après-midi bile. donc jamono ji rek ñuy wax ak yéen moom Cheikh Yérim Seck mu ngi fële ca palais de justice ki xamle lii nag mooy ki koy layal di wuy ju turu Mamadou Gueye Mbow. bi mu jàkkaarloo ak enquêteurs yi nag moom Cheikh Yérim Seck dafa rek insisté ci déclaration yi nga xamante ne nii moom la defoon waaye itam daal di xam ne rek ne du wax benn yoon fa la jëlee xibaar yooyu enquêteurs yi nag mujjoon nañ ko sax di réclamer ay preuves ci déclaration bi nga xamante ne nii moom lay def ci noonu nag la ñu mujj jébbal ab compte rendu ki nga xamante ne moom mooy procureur de la République mu mujjee nag joxe ndogal à ce que ñu placer ki nga xamante ne mooy Cheikh Yérim Seck en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie. donc ci ay waxtu yu néew rek dinañ xam li ndogal li nga xamante ne moom la ministre public bu am rapport ak déclaration wu Cheikh Yérim Seck bi lee selon laquelle 4 milliards ci suñuy dërëm la takk der yi teg loxo fële ca affaire Batiplus et non 650 millions yi nga xamante ne nii moom la ñu annoncé. ñu fàttali rek ne njiital Yérim Post bile moom dafa nekkoon en garde à vue depuis samedi bi ñu génn ginnaaw ba ñu ko auditionné fële ca brigade de recherche bu Faidherbe bi ci noonu rek lañ ko yóbbuwaat gendarmerie bu Thionk. Adama Gaye itam nekk taskati xibaar yéena yàbbi ci affaire bi nga xamante ne nii moom moo ñeel Cheikh Yérim Seck li mu xamle rek moom Adama Gaye mooy rek askanu ko Sénégal dañoo war a rek jug xeexal droit des libertés publiques et individuelles bi nga xamante ne nii nguur bi fi nekk dañ ko rek dëxëñ daal di sànni li muy digal nag ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck ak ñi koy layal mooy que rek ñu bañ toute compromission ak deal boo xamante ne nii
ñi nekk ci nguur gi bëgg nañ ko taxawal ci wàllu woowule. moom Adama Gaye nag li mu daanele ay kàddoom rek mooy que ni askanuk Sénégal yépp dañoo war a jukk daal di lànk ba tëdd ci naaj bi bañ li nga xamante ne moom mooy forfaiture ak criminalisation ci réewum Sénégal. lu yees itam am na ci affaire que Thione Seck mi nga xamante ni dafa laale woon ak ay faux billets. moom nag ni ki le 22 juin bi ñu dëgmal dina xam lan la yoon ndogal ci moom ni ki démb nag ci altine bi la jàkkaarloog yoon ci ab réquisitoire ki nga xamante ne nag moom mooy procureur de la république daal di rek requérir juróomi atu kaso ak amende bu tolloog ci fukki million ci suñuy dërëm. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo koy layal li ñu jàpp rek mooy que ni seen client bi di Thione Seck dafa nekk rek victime mu complot ci noonu rek dañ ko war a bàyyi mu rek dem lijjanti ay soxlaam. ba tey nag ci mbiru Thione Seck bi léegi nga xamante ne moom mooy lead vocal bu Ramdan xamle leen rek ne pareegul benn yoon pour fàtte expérience bi nga xamante ne nii moom la dund ci affaire bile waaye itam mu ngi rek wëyal di clamer li nga xamante ne moom mooy innocence am. bokk na itam ci li mu xamle rek mooy rek di wax ne dossier bii nii ab tache noire la ci àddunaam te tamit ba bu muy sangoo suuf du ko fàtte mukk ndax it nag histoire bile dafa rek yàq état de santé waaye itam yàq carrière benn ci ay doomam bi nga xamante ne nii footballeur la bëggoon nekk. Serigne Mountakha Mbacké nekk xalifa général des Mourides joxe na ab digtal ngir rek képp kuy jullit mu organiser rek ay séance de prière niki alxames bi ñu dëgmal. ki xamle ndigal loolu nag di wutu Serigne Mamor Mbacké ibn Serigne Fallou moom nag ci ay kàddoom li tax rek ki nga xamante ne moom mooy xalif général des Mourides joxe digtal yooyu rek mooy ke rek di ñaan ab nawet bu naat ak nag yi nga xamante ne ni jamono ji moom moo tere nelaw askanuk Sénégal. xalif général des Mourides nag nekk rek Serigne Mountakha Mbacké li mu ñaanaat rek mooy que ne ginnaaw ba ñu def journée de prière yooyu le ñu respecté waale li nga xamante ne moom mooy mesure barrière yi nga xamante ne autorité sanitaire yi moom lañ ñu digtal. mbokk internet sans limite sn.com loolu jotoon roos ci xibaar yi bëccëg bi cant ak ngërëm ñenn leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ëllëg kenn dalu jàmm. bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Yérim Seck nekk ab taskati xibaar mujj nañ ko defeere fële ca parquet ba tey ci talaata bi ci boori 10 heures. li sabab nag ñu yóbbu ko fële ca parquet bu Ndakaaru mooy rek ni dafa defoon ay révélation dans l'affaire Batiplus. Cheikh Yérim Seck nag dinañ ko mujj jébbal ki nga xamante ne moom mooy procureur de la République ci après-midi bile. donc jamono ji rek ñuy wax ak yéen moom Cheikh Yérim Seck mu ngi fële ca palais de justice ki xamle lii nag mooy ki koy layal di wuy ci turu Mamadou Gueye Mbow. bi mu jàkkaarloo ak enquêteurs yi nag moom Cheikh Yérim Seck dafa rek insisté ci déclaration yi nga xamante ne nii moom la defoon waaye itam daal di xam ne rek ne du wax benn yoon fa la jëlee xibaar yooyu. enquêteurs yi nag mujjoon nañ ko sax di réclamer ay preuves ci déclaration bi nga xamante ne nii moom lay def. ci noonu nag la ñu mujj jébbal ab compte rendu ki nga xamante ne moom mooy procureur de la République mu mujjee nag joxe ndogal à ce que ñu placer ki nga xamante ne mooy Cheikh Yérim Seck en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie. donc ci ay waxtu yu néew rek dinañ xam li ndogal li nga xamante ne moom la ministre public bu am rapport ak déclaration wu Cheikh Yérim Seck bi lee selon laquelle 4 milliards ci suñuy dërëm la takk der yi teg loxo fële ca affaire Batiplus et non 650 millions yi nga xamante ne nii moom la ñu annoncé. ñu fàttali rek ne njiital Yérim Post bile moom dafa nekkoon en garde à vue depuis samedi bi ñu génn ginnaaw ba ñu ko auditionné fële ca brigade de recherche bu Faidherbe bi ci noonu rek lañ ko yóbbuwaat gendarmerie bu Thiong.